waa Touba. Assalamu alaikum la région de Diourbel. maa ngi am mbégte teew ci dëkk bu tedd bi ndax ku ne xam na ne Cheikhul Khadim fii la bawoo waaye ku ne xam na ne également ne kuy woote gëm sa bopp sa xel dem na ci Babul Mouridine mu di maam Cheikh Ibrahima Fall. dëkk bi dafa am taarix moo tax ma am mbégte ginnaaw bi nga xamee ne ki ñu yaakaar ñun ñëpp mu di Cheikhul Khadim teg nañu ci yoon tette nañu ci dëgg tette nañu ci gëm suñu bopp parce que li mu ñuy wax lépp ci yoon woowu la ñu teg bu ma ñëwee ci dëkk bi damay sant bu baax xalifu Daaru Salaam sant it suma sëriñ suma xarit mu di sëriñ Cheikh Anta maa ngi koy sant bu wér waaye di beral ab cant sëriñ Galas Kaltoum mi nga xam ne yónnee na fi délégation bu am solo may sant également képp koo xam ne yaa ngi bokk ci fédération Gëm sa bopp du Bawol di ci beral ab cant bépp responsable muy góor muy jigéen ci wàllu Touba ci wàllu Mbacké daanaka dans la région de Diourbel ma teg ko ci loxo Ibrahima Gueye mi nga maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax suma yaram dafa daw bi ma gisee suñu yaay yi toog li ko waral mooy xam naa ne seen coono yéen a ngi seenu seen njaboot daal di leen pompal seeni rangoñ njaboot boobu tey jii ñoo sonn famille boobu tey jii ñoo jaaxle famille boobu tey jii ñoo am lu leen metti mooy suñu doom yi mooy suñu jarbaat yi moo tax man Bougane Gueye ma takk suma ndigg benn paa bu am xam-xam nee na ma Bougane yàlla dénk na la lu tax ngay daw ma ne ko bàyyi li tax may daw du pour sama bopp waaye ñi ma jàkkaar lool am ci ñoom yërmande lool te ñi nga xam ne ñoom la ñu jox réew mi yërëmuñu leen moo tax ma takk suma ndigg ngir xeexal leen parce que ku ne xam na ne jigéen ñi jàmbaar la waaye jigéen ñi sonn na ku ne xam na ne borom kër yi jàmbaar lañu waaye tey jii borom kër yooyu sonn nañu ku ne gis na yokkute gi nga xam ne am na ci li ñuy dundee mu di ceeb mu di dëwlin mu di yàpp mu di jën benn bu ci nekk tey jii daanaka doom bu góor la ci marché yi waaye pour nga teg ci loxo jafe na lool 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 loolu nag ki leen ko teg ki leen teg jafe-jafe yooyu ki leen dugal ci gudde googu nga xam ne Sénégal tey jii njaboot bu nekk jaxle na du kenn ku mooy le président Macky Sall parce que moom moo jël ay décisions inappropriées tey jii ñu ngi wax waxi Covid ñu ngi wax yokkute bi ci Covid dëgg la ñu ngi ciy bàyyi xel dëgg la jar naa moytu waaye tey jii Sénégal amul benn arme lu tax parce que Sénégal tey capable lu ñu sax am ay vaccin ak capable lu ñu sax tey suñu doom yi ñu daal di leen vacciner suñu papa yi ak suñu yaay yi nga xam ne ay mag lañu ak ñi nga xam ne ay retraité lañu tey jii kenn mënu leen vacciner parce que le gouvernement du Sénégal est incapable, le pouvoir de Macky Sall est incapable. man waxuma ñu jëndi vaccin dama ne Sénégal am na ay borom xam-xam
am nañu ay experts am nañu borom xam-xam yu mucc ayib yoo xam ne bu ñu leen encadré woon tey jii Sénégal mun naa liggéey ci vaccin boppam parce que am nañu capacité bi lan moo koy joxe xam-xam te xam-xam Sénégal la fekk baax damay joxe rek benn exemple ci dëkk bii ñu taxaw mu di Mbacké ma ciy profito di jaale njabootu Serigne Fallou nde ku ne xam na ne suñu sang ba suñu sëriñ ba suñu xarit ba Serigne Mamor Mbacké bu Serigne Fallou dafa génn àdduna kooku mu di sëñ Mamor moomu bi mu amee juróom-ñaari at la wàcc alxuraan fii ci Mbacké kon nga xam ne jot nañu bàyyi xel suñu njaboot jot nañu bàyyi xel suñuy doom jot nañu bàyyi xel njàng ci Sénégal parce que li ma gëm man mooy njàng mooy soqali Sénégal li ma gëm man mooy bu ñu bëggee soppi Sénégal faw ñi nga xam ne dañoo jàng diine jàng alxuraanul karim jàng arab ñu jox leen seen cër ci réew mi kon jot na encore une fois ñu defar tey ci Sénégal université franco-arabe parce que jot na nag Sénégal di war a jël ay doomam di leen yóbbu ci université boo xam ne fii la nekk loolu suñu kilifa yi nekk ci pouvoir bi réere nañu ko mbir waaye dañuy sant suñu borom di dellu sant Cheikhul Khadim bi mu ñu joxee ku mel ni Serigne Mountakha yal na yàlla yokk kattanam yal na ba fi yàlla bàyyi lool mu ànd ak wér moom Serigne Mountakha créé na université fii ci Touba bëgg na gone yi Sénégal am xam-xam parce que Serigne Touba da doon wax ne képp kuy fexe nga ñàkk xam-xam képp ku lay denc sorele ak xam-xam kooku ku bëgg nga réer la waaye alhamdulilah bi ñu suñu borom joxe ku mel ni Cheikh Mountakha Bachir ñu ngi koy sant bu baax a baax ma ne tey jii ku xool jotaay bii ni mu mel xam ne le Sénégal doyal nañu ci président Macky Sall Sénégal doyal nañu ci Benno Bokk Yaakaar Sénégal doyal nañu ci ñuy nax Sénégal doyal nañu ci ñuy pasaree suñu alal Sénégal doyal nañu ci ñi tële di puus boobaak léegi mënul dem dama bëgg rek suñu yaay yi fi toog yéen a ma gën a dégg wolof xam ngeen ne wolof dafay wax ne borom ndey ju liggéey bu naree fande dibi lay reere kon encore une fois borom ndey ju liggéey bu naree fande dibi lay reere man Bougane Gueye yéenewu ma waa Sénégal poñse moom mi leen yéene poñse ba ci yokk Gloria wax na leen fi mu jëmee ak yéen wax na leen fi mu jëmee Sénégal kon nag duñu ko may dara duñu ko may moom président Macky Sall na xam ne lu mu ko jaral ñun ñii sénégalais yi jaral nañu ko te danañu ko dindi foofu mu nekk en 2024 loolu nag dafa laaj seen engagement laaj seen détermination moytu leen ñiy wax moytu leen waxkat yi dañuy wax ba ñu jox leen réew te duñu fa def dara bàyyi leen xel kàddug maam Cheikh Ibrahima Fall nañu dem ba keroog ñuy fay wax di bàyyi jëf kon dama leen di invité ngeen bàyyi xel jëfkat yi nekk ci réew mi parce que ku mel ni président Macky Sall wan na leen li mu mëne tey jii dem na ba yéen Sénégalais yi dem na ba yéen borom kër yi dem na ba tey yéen jigéen ñi ñu ngi ronqi ci seeni poset yow ku góor gi ñu ngi ronqi ci sa poos nee na ñooy dañuy wutal gone yi liggéey
tey booy wutal gone yi liggéey da ngay wax fan ngay jaar waxuñu fu muy jaar pour jox gone yi liggéey waaye wan nañu yoon bi muy jaar pour yàq liggéey bi mag ñi def Sénégal te loolu duñu ko nangu. jàpp leen ne yéen ñii ñàkk di jariñu man ak yéen ñi nga xam ne lu ñu am suñu ñàkk bii moo ñu ko may jóg nañu jël suñu bakkan bii def ko addiya ngir soqali Sénégal. loolu nag xam naa ne du liggéey bu yomb parce que ñoom ci seen bopp ñoom ñi nekk ci bopp réew mi dañu maa xamul man Bougane Gueye xamuñu ne man at ba ma juddu ragal juddu xamuñu ne man njaboot ga ma jàngal njaboot gi nga xam ne ñoo ma tette mu di njabootu Serigne Cheikh Gaynde Fatma foofu ragal amu fa. kon ma leen di lancer ñoom Macky Sall moom les sbires de Macky Sall bu ngeen yaakaaree ne xoqatal ma tax na ma dellu ginnaaw bu ngeen yaakaaree ne xoj ma tax na ma dellu ginnaaw man dama mandi ci Cheikhul Khadim ma ne mandi ci Cheikhul Khadim moo tax am 1000 francs ak denc milliard laa yamale. bu ñu demoon tey jii ba lu ma am ñu jël ko ba ma desee soulèvement dong dinaa jàkkaarloog ñoom dinaa xeex ak ñoom dinaa ko jaayanteeg ñoom ngir ñu xam ne Sénégal gii ñun ñoo ko moom. kon dañu wax ne dañu ñëw ci méga conférence yéen ñii ku ci nekk am na question bu mu bëgg a poser. moo tax ma ñëw ak suma mbokk journaliste yi pour ñoom ñu poser ay questions ma daal di tontu ngeen déglu ngir bu ngeen demee yéen it ngeen am lu ngeen nettali. xam naa ne sax fi mu nekk nii ñu ngi may suivre à travers les réseaux sociaux et les télés de la place waaye dama bëgg rek lépp loo xam ne nit ñi bëgg nañu cee leerlu suma confrère journaliste yi nga xam ne sumay mag lañu. bu ñu ma posé question yi ma tontu ngir yéen it ngeen mën a am lu gën a leer ci seen bopp maa ngi leen di gërëm nañu leen jox micro bi ñu posé seen i question. alors xam ngeen ne ñoom politiciens yi waxoon naa ko démb naa ko waxaat tey bu yo boobu ñu xam ne taxaw nañu ci takk jéng yi buumu njaam bi ñu takk Sénégalais yi di leen diri. loolu laa bëgg mu jeex politicien bu ñeme ñëw taxaw ci biir assemblée jox ay journaliste micro ne leen poser leen question bu leen neex politicien bu ko ñeme na def. ça démontre tout simplement li may wax ne man duma politicien man ñàkk jariñu laa xam waaye tey jii dama joox ci seen langue gi ngir war leen ne ñoom ñi fi nekk ñoom ñi nga xam ne tey jii sàcc alalu réew mi. fooy alalu réew mi toskareloo réew mi ci loolu lañu nekk ñun waa Sénégal taxaw nañu ngir jëflante ko ak ñoom jërë ngeen jëf chers confrères. merci beaucoup jërëjëf président Bougane ñu ngi lay nuyu au nom de tous les confrères journalistes yi nga xam ne ñoo nekk ci département bu Mbacké donc voilà ma présenté aussi El Modou Gueye correspondant national de presse mais également administrateur du site senactu.net. waaw président Bougane xam naa ne jotuñ protocole d'interview moo tax xam na maa ko bëggee noonu. voilà kon poser question bu la neex. voilà très bien fi may njëkkee mooy fi nga mujjee à Thiès muy semaine passée di la féliciter d'abord pour réussite bi nga am foofu mais bàyyi nga fa polémique mooy ci mbiru mburu ak soow bi ak poñse bi parce que bi nga waxee ne yéene woo Sénégal ñuy reere poñse parce que ku reere poñse mooy sa ndey liggéeyul quand même am na ñoo xam ne dañu jàpp ne dañu leen stigmatiser est-ce que dem bu doon tey li nga waxewaat noonu ndax jàppoo ne foofu def nga benn erreur de communication beneen li ci topp mooy ci wàllu woowu
day refléter li ñuy wax pouvoir d'achat sénégalais yi nga xam ne dafa dégradé wu ñëpp xam nañ ko ñu bëri benn repas wala ñaar la ñuy jël par jour yow tey ci sa programme bi nga xam ne décliné woon nga ko ci 2012 am na loo ci andi woon ndax mën nga dellu si sur le plan social yow boo jëlee réew mi bu réew mi tegoo sa loxo en 2024 pour redresser la barre ba Sénégalais yi retrouver waat li nga xam ne moom mooy jëm ci seen niveau de vie yu gën a élevé dañu la ci fas yéene def merci beaucoup. jërëjëf El Modou damay xanaa wax naa ko dama ciy dellu si waat rek dama ne wolof njaay moo ne borom ndey ju liggéey bu naree fanne dibi lay reere ma ne man yéene naa Sénégal mis wi yéenewuma Sénégal poñse borom ndey ju liggéey kon de manière très claire bu naree fande du reere poñse li ma wax lu leer la waaye il faut les comprendre parce que xam nga Thiès y a rien à dire parce que Thiès on a réuni 20 000 personnes kon amuñu dara lu ñu wax mbooloo mii fi taxaw kenn joxu leen xaalis mbooloo mii fi taxaw kenn forcé wu leen t-shirt mbooloo mii fi taxaw amu ci kenn ci ñoom koo xam ne dugg na ci kaar ñu jox ko sandwich ay gor ni kon man ñii lay waxal xam nga suñu borom sax dafay wax suñu borom dafa dem ba ne man su may wax borom xel yi lay waxal ulil alba borom xel yi lay waxal kon man borom xel yi lay waxal waxkat yi waxuma ak ñoom li ma gëm nag man ci luy defar Sénégal ni ko El Modou laaje xam nga El Modou bu ñu nekkee ci réew moo xam ne dañoo gëmloo ndaw ñi ne leen xaalis kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti man gëwuma loolu jikko yooyu moo yàq Sénégal jikkoy politiciens yooyu ñoom ñoo nërmel Sénégal loolu lañ fi bëgg a jële li ñu bëgg El Modou mooy fexe ba sénégalais bi ci boppam li Serigne Cheikh Al Maktoum doon wax mu ne la démocratie c'est pas le fait de voter c'est de permettre aux Sénégalais de vivre dans la dignité et dans la décence man su ma yéene mooy fexe ba sénégalais bi bu xiifee mun a lekk bu feebaree mun a faju waaye tamit bu liggéeyee ci ñaqu bakkan ci ñaqam mu mun a teral njabootam Sénégal rek ngay gis El Modou nit di liggéey di ñàkk di torox nit di ñàkk di walakaan waaye nit di lijjanti di politique di wuruj di ñu njaaj di mos di def loolu mooy jeex Sénégal loolu mooy man lu ma gëm parce que nag xaalisu Sénégal El Modou Sénégal ñàkkul xaalis Sénégal am na xaalis booy yi bi ñu génnee sànni ay xeer ci mbedd mi 450 milliards lañ leen daggal réew mu amul xaalis sañu 150 milliards at mu nekk ne dañ koy jox gone yi réew mu amul xaalis sañu kon bu ñu naxante bu ñu wax sénégalais yi ne réew mi amul xaalis ba pare ngay jënd avion 60 milliards munoo wax réew mi amul xaalis jënd oto 1 milliard man Bougane Gueye 4x4 yi ma yor suma alal la jar jarul nekkul alalu réew mi te ku nekk xam na ne man lu ma am suma ñàkk bii moo ma ko may te li ma gëm mooy sénégalais yii jot nañu yërëm leen jot nañu dimbali leen dama lay jox rek benn exemple El Modou regarde la région le département de Ranérou ça fait 15 000 hectares xam nga ñaata yoon la Dakar Ranérou mat na 27 fois Dakar Ranérou benn médecin moo fa nekk benn bu nit feebaree gën caa néew dina daw 300 kilomètres soit mu ñëw Touba wala mu dem Ndar pour mën a faj ki am jafe-jafe est-ce que vous trouvez ça normal et ci réew moomu la Macky Sall jënd avion 60 milliards ma ne yéen nag laay waxal mbéjum kanam borom moo koy fajal bopp. allo asalaamaaleykum
maa ngi nuyu ñi fi teew di nuyu président man la Mamadou Makhtar Sarr ca station Walfadjri fii ci Touba ak Mbacké. man nag sama question président ci wàllum yoon la jëm muy justice. am na ñu bari ñu jàpp ne ak ñi teew fii justice Sénégal dafa gàllu góosi maanaam réforme judiciaire yow ndax am nga ci xalaat parce que tey xale bu ndaw bi teew fii bu sàccoon benn nen dañu koy jàpp ci kaso bi ràpp tëj te gis nañu ay boroomi doole yoo xam ne jàpp nañ leen ci faux billets ñu bàyyi leen ñu gundaandaat gis nañu ay nit yoo xam ne par exemple mën naa citer exemple Pape Ndiaye bu Walfadjri tuumaan nañ ko ci 500 000 ñu jàpp ko tëj alors que gis nañ ay kilifa yu ñu jàpp ci wàllum sàcc courant jëmb ak tey ñu ne dañ leen a def ci contrôle judiciaire wala ñu jàpp leen ci ay affaire fréquence sàcc ñu ne dañ leen def ci contrôle judiciaire ndax jàppaloo ne 2 poids 2 mesures ci yoon dafa am Sénégal gi ñu nekk rawatina ci biir réew. ñaareelu question bi nga xam ne moom laa jëm ci wàllum homosexualité bi la muy góor jigéen gis nañu ne xalif généraux yi nekk ci biir réew mi yëpp dañ koo bañ ba ci xalif général Sëñ Mountakha ñu koy ñaanal mu yàgg ci lool ñuy topp Macky Sall pour mu criminaliser ko boobu ba léegi loolu antawul ñuy laaj gëm sa bopp lan moo ci position criminalisation la ci loolu la ànd am déet xanaa bi may jeexalee rek mooy wàllu éducation ku ne xam ne ne Touba njàng meeg njàngale ba nee nañ téeméer boo jël ci Sénégal ñeent fukk lañ ci def te Touba am na junni daara téeméer boobu ñu ne ñeent fukk Touba amu ci 1% amul lenn luñ ko sant benn daara bu sentir ndimbalu état léegi nag yow lan nga xalaat ci loolu te pourtant taux de scolarisation bu état bi di dem di yalwaani ci biir ak ay ONG da ciy dugal daara yi te daara yooyu gisuñu seen bopp ci njàngale yow ana lan mooy position de sa bopp jërëjëf Mamadou Makhtar Sarr damay inversé ni nga ko posé commencer d'abord par li nga wax ci daara yi xam nga daara ñun lu ñu am alxuraanul karim ñun nu ñu mel Seydina Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam moo tax boo xoolee ci gëm sa bopp dañ ne la fileeg daara ji fileeg daara yi fileeg këru diine yi joxuñu leen seen cër ci réew mi li ñu bëgg duñu ko am mukk parce que man li ma gëm te moo nekk ci programme boobu ñu la jox bu fekkee ne liir nga ko dañu ne daara yi dafa jot ñu cëral leen cër bi nga xam ne moom la ñu cëral njàng ci boppam dugal leen nag ci biir njàng meeg njàngale mi dégg nga léegi ma ne la jot na Sénégal am université franco-arabe parce que dañuy jël suñuy doom di leen yóbbu bitim réew ñuy dem di jàngi fu mel ni Soudan fu mel ni Égypte fu mel ni Caire di fa am ay jafe-jafe yu nekk te borom xam-xam yaa ngi fii ci réew mi professeur ya leen di jàngal foofu ca bitim réew am nañu borom xam-xam yu toll noonu nekk fii ci réew mi kon problème bi du moderniser daara te jox daara cëram waaye du moderniser modernisation luy ñëw la par force kon li ma gëm man mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci daara yi di sëriñu daara yi jot nañu encadrer leen teg ci yoon ay disposition yoo xam ne dootul tax ku nekk ku jóg rek am daara waaye ñu jaareele ko ci ni ma ko waxee ci suñu programme benn haut conseil boo xam ne day gérer loolu lépp loolu day wane ne dañ leen di jox seen cër lu jëm ci mbirum borom ñaari tur yooyu ngay wax dama ne benn sax ëpp na ci réew benn ëpp na ci réew waxuma laat nag nga naan dañu leen di jox ay droit droit lan droit fan droit ci ñan droit ak kan waaye ma ne benn ëpp na ci réew waay waxuma laat nag ñu naan dañ leen di joxe droit fu ñu leen di joxe droit alors j'interpelle le président Macky Sall pour que mu jàkkaarloog Sénégalais wax leen
dëkk ñuy dégg ne mbirum góor jigéen ci baaxan kenn du ko légaliser ci Sénégal mënta nekk parce que loolu buñ ca yeggee ñun suñu bakkan yii danañ leen ko jox incha allahu lu jëm nag ci wàllu justice man dama gëm ne une justice elle n'est pas parfaite waaye ñi war a yëngatu ci justice ñooy jël seen indépendance su bopp dem na bañe ci suñu biir programme dañu ne pour l'indépendance de la justice ngir justice moom boppam jaadootul président de la république di nekk chef supérieur président conseil supérieur de la magistrature loolu dafay day mu ngi ci suñu biir programme waaye ñun ci suñu biir programme yi amuñu ci loolu de dañu yegg ba ci ne lépp loo xam ne carrière magistrat la dañu koy jox ñi nga xam ne ñoom ñooy cour suprême ñoom ñoo koy gérer kon encore une fois réew li koy nërmeel bu fekkee ne boo sàccee ginaar ñu tëj la fukki at waaye ki sàcc fukki milliards ñu bàyyi ko mu ñibbi këram loolu day indi injustice ci réew day indi frustration ci réew te mën naa tasum réew kon loolu ñun sénégalais yi danañ ci taxaw xeex ko l'indépendance de la magistrature lu mën a nekk la te loolu it lu ma gëm la mon frère lu ma gëm la merci. voilà président maa ngi lay nuyu bu baax a baax man la Mamadou Moustapha Mbaye ci Dakaractu bi waaye représenté aussi 3CM bi nga xam ne Abdoulaye Bamba Sall ñu ko sama laaj bu njëkk mooy ci sa biir wax da nga wax ne boo demoon lu lay roppat di roppat ba nga defee sirètement lu la teree xeexal askan wi ba bëgg xam ne moom roppat boobu dafa tàmbali wala tàmbaleegul te it gis nañ ne képp ku soxla Sénégal am na fief bu nga xam ne foofu lan la askanale mooy ñi nga xam ne dina nekk ay candidat potentiel dañ naan diw mooy gagné Thiès diw mooy gagné bërëb sàngam yow fan mooy sa fief est-ce que mairie Dakar intéressé na la jërëjëf xam nga man damay commencer ci sa deuxième question man suma base mooy Sénégal xam nga politiciens yi dañu dugal ay terminologie yu dangereuse ci réew mi moo indi diw naan fii sama titre foncier la waaw xanaa lii ñu dajale ñun ci Mbàkke gii xanaa su ma neexee tey kon man ne fii sama titre foncier la ma ne sàqamite sexoo dara ndax sa bopp la Ablaye Wade wax ma fu doon base Ablaye Wade mësul gagné Kébémer mësul gagné mairie Kébémer te tey mooy lim président Sénégal mënoo ko cee génne kon bu ñu détourné ci wax yooyu ay diw fii mooy base am man nee naa la Sénégal mooy suma base Ndar laa dëkk mais suma déclaration de candidature incha allahu rabbi Bignona laa koy defee ji en 2024 may profito di nuyu waale Alhaji François Bodian mi nga xam ne mu ngi foofu ak ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi Bignona ma leen di wax ne maa ngi ñëw beneen question bi nga ne ndax ñu ngi roppat li ma yor nee naa la man musuma liggéey ci nguur musuma ànd ak nguur musuma féete nguur musuma gagné marché nguur musuma politique musuma am carte de membre politique musuma féete kuy politique musuma dendandoo kuy politique lu ma am suma ñàkk bii moo ma ko may maam Cheikh Ibrahima Fall dafa ne woon lépp lu ñàkki maye rus naa koo ñaan suñu borom lépp lu ñàkk di may doomu aadama man Bougane Gueye du ma ko tàllal sama loxo léegi nag lii ma sumb bi ma ciy dugg suma njaboot suma soxnaa ngi ne ko sumay yaay sumay doom ku ne wax na ma ne mu waroo dugg ci lii ndax lii du sa cër ma ne leen aha kay xam nga lu tax ñoom ñii politique dañu ko yàq ba benn gor nangootu cee dugg tey jii boo nekkee ndóoyeen gii doon xale mën a lay boo nekkee ndóoyeen gii doon jeune homme mun a lay mun a gaaw a xeex bari histoire meeru koñ bi ñoo naan la demal politique da nga réussir loolu c'est une mauvaise caricature loolu yal nañu ci yàlla musal man nag ñoom ci seen bopp
ñu ngi ci depuis 2017 ñu ngi may song waaye dama bëgg ñu xam ne mën nañoo tëj robinet tëj palanteer waaye palanteeru kun moom kenn mënu ko tëj fi may wax ak yow nii Sénégal ñu ngi may dégg envoyé nañ ma redressement fiscal 2 milliards 400 loo xam ne teguñu ko fekk amul ci lenn luñ ko teg et li koy firndeel mooy Sénégal ñoo may déglu bi ñu demee di wuti waat quitus fiscal dañ maa joxaat quitus fiscal mooy maanaam toi tu es en règle waaw nooy laajee ni 2 milliards 400 ba noppi delluwaat jox ko quitus fiscal ne ko tu es en règle alors nañu bàyyi caaxaan nañu bàyyi fooye suñu administration. On a une administration méritante, j'allais dire. On a une administration méritante, une administration qui aujourd'hui fait la fierté du Sénégal. moo tax ci ñun suñu programme gëm sa bopp dañ ne un haut fonctionnaire de l'État du Sénégal danañu ko interdire muy def politique. parce que mënuñu nangu xaalisu Sénégalais yëpp di la fay yow ngay seet fooy féete tey jii ñëpp ñi nga xam ne dañoo nekk ci Sénégal nekk à des postes de responsabilité jàpp nañu ne bu ñu politiqueul du ñu avancé jàpp nañu ne bu ñu neexalul président Macky Sall du ñu am avancement. C'est dangereux pour ce pays, c'est dangereux pour nos enfants, c'est dangereux pour l'avenir du Sénégal. kon encore une fois nañu def lu leen neex nañu jàpp ne fii ci Mbàkke gii laa koy waxee waa Touba ñu ngi may dégg ñoom nañu gëm ne ñoom ñi nekk état bu Sénégal ñoom Macky Sall ak pouvoir am man Bougane Gueye suma bakkan bii def naa ko addiya Sénégal suma bakkan bii def naa ko addiya jeunesse Sénégal incha allahu rabbi. Voilà, merci. maa ngi soog a jot programme bi def naa remettre nga ma ko au 18e arrondissement à Paris bañ fa dajee. Merci beaucoup léegi li ma bëggoon poser mooy dañu gis ne jamono jii da ngay jël un peu say distance par rapport ak certains hommes politiques pour affranchir dugg ci biir réew mi gis nañ que sa relation ak Ousmane Sonko ça évolue en dents de scie parfois mu nekk au beau fixe parfois aussi nga jël say distance tey jii kan la Bougane mën a àndal jëm ci élection moo xam local la moo xam 2024 ak kan la mënta àndal ci cadre élection beneen question bi nga xam ne également moom lay andi mooy Bougane tey bu gagné du gis ne yow mouvement nga yoroo parti boo xam ne ndax sa mouvement mën na nekk parti politique ak ëllëg boo gagné yan nit nga fas yéene àndal liggéey parce que gis nañu que ne mouvement bi peut-être c'est pas encore tellement structuré sur qui Bougane compte pour diriger ce pays. D'accord El Modou maa ngi lay gërëm damay ñëw ci question boobu Bougane compte sur les Sénégalais et les Sénégalaises. Bougane compte sur une administration Bougane compte sur des Sénégalais valeureux yoo xam ne ñu ngi fii te mosuñoo jaay seen ngor. Bougane compte sur ces Sénégalais qui ont envie de transformer ce pays. Bougane compte sur ces Sénégalais qui ont envie de faire du Sénégal l'Eldorado de l'Afrique de l'Ouest, pourquoi ne pas dire le pays le plus développé de l'Afrique. L'Éthiopie l'a réussi, pourquoi pas le Sénégal. xam nga lan mooy suñu problème El Modou dañu jël ay nit ñoo xam ne mosuñoo jël taabalu gerte jaay ko mu jar ñu jox leen suñu avenir u réew. C'est pourquoi j'invite les entrepreneurs de ce pays jóg leen ngeen ñëw àndandoo ak ñun ñu liggéey Sénégal loolu laa gëm. li ma gëm man mooy maire bi jaay caaf li ma gëm man mooy ki teg taabalam fële di jaay ndékki ñooñu ñëpp dañoo war a jóg takk seen ndigg pour ñu defar Sénégal parce que Sénégal politiciens yi moomuñu ko. pour ma ñëw ci li nga xam ne moom ngay wax ne Bougane kan lay àndal ci wàllu politique mën naa ànd ak ñëpp ci wàllu politique ba mu des Macky Sall ak Benno Bokk Yaakaar. ñun mouvement la ñu yor gëm sa bopp du parti politique gëm sa bopp mouvement citoyen la parce que ñun dañoo jàpp ne politiciens yi jot na ñu wan leen ne ñoom moomuñu Sénégal
jot nañu wan politiciens yi ne leen Sénégal gii ñii ñàkk di jariñu ñoo ko moom. jot nañu gëmloo Sénégalais yi ne leen liggéey mooy tax nit teg. jot na ma gëmloo suma jeune frère yi taxaw fii ne leen seen avenir mu ngi ci seen diggu loxo. bu leen nangu kenn di leen wax ne moom mooy tracer seen avenir. le soleil brille pour tout le monde. et loolu laa gëm tey jii la preuve El Modou wax leen ma ndax fii tey jii ngeen may leen ñu ci bool yi. xam nga bool ak tama àndu la ko defar réew. bu ñu nekkee ci jotaay di wax fulla ngeen dimbali ñu ci tàccu gi ak tama gi ngir yàlla. may jéggalu xam nga kàddu gi mënul doon kàddu politicien man duma politicien man ñàkk jariñu laa xam. kàddu yi may wax ak yéen leblew ma ci te fayu ma ci bopp. barki Cheikhul Khadim bu fekkee ne liggéey Sénégal dong moo ñu tax a jóg yàlla nañu Seydina Mouhamad taxaw. bu fekkee ne lenn intérêt personnel am na ci lii ñuy yóotu yàlla nañu ko Seydina Mouhamad xañ ba duñ ci jot. kon li ma gëm El Modou mooy Sénégal ñun ñoo koy def. ce Sénégal doit changer. ce Sénégal doit être transformé mais par ses valeureux fils. yéen ci ngeen bokk vous les journalistes. faisons du journalisme de développement. faisons avancer les choses. c'est ce que je dis tout le temps à mes collaborateurs. Ce pays a besoin de ses dignes fils. Ce pays a besoin de la détermination de sa jeunesse. tey jii Sénégal bu waree soppiku jeunes yi taxaw ñooy soppi Sénégal. ñii fi nekk ay jinne faluñu leen ay tubaab faluñu leen ñun ñoo leen fal. moo tax moom président Macky Sall ci élection yi ñu jëm mu ngi waajal boppam parce que jël na chef de village yi bëgg leen def ay grands électeurs ngir corrompre leen ak ay salaire waaye dama ne chef de village bu ñu ci jox salaire jëlal parce que alalu réew mi la. waaye nag bu la kenn féewale ak ñi nga dëkkal bu la kenn féewale ak say administrés parce que Sénégal encore une fois nous avons un peuple souverain. réew moo xam ne réew mu am njariñ la ñu am kon suñu démocratie ñun ñoo koy sàmmal suñu bopp. dem nañu ba ñuy gëmloo ne tey jii war nañu lundi incha allah modifier code électoral mais modification yooyu ci code électoral bi ñëpp ko war a xeex. pourquoi parce que yegg nañu ba ciy wax naan parrainage dañu koy dindi bi yoon mais bu ñu conformé woo ak disposition yu CEDEAO mais li ñu CEDEAO wax mooy nañu dindi parrainage. man Bougane Gueye Sénégal si boppam ku ne xam na ne man Bougane man aw ma problème mu parrainage parce que nag fu ne teg naa fa suma tànk bi te fu ci ne natt naa fa suma doole xam naa ne sénégalais yi doyal nañu ci politiciens yi. moo tax nga may wax naan ma est-ce que ce mouvement bi dina nekk parti politique. dama ne ñun dañ ne parti politique dafa war a am ay critères bokk na ci nombre de signature bu ñu lay laaj pour nga am parti politique mu ngi ci programme bii yeggal nañ ko ba 500 000 signatures parce que bëgguñu nit ñi di fooye réew mi bëgguñu nit ñi di caaxaane réew mi bëgguñu nit ñi di jël ay parti di ko def business. politique kenn du ko dundee. politique day mottali doomu aadama waaye politique du dundal doomu aadama te sénégalais yi dañoo noppi pare ci politiciens yi nga xam ne dañuy jëfandikoo Sénégal. loolu mooy message bi nga xam ne message bu am solo waaye li nga xam ne bëgg naa ko yokk mooy la lutte contre la corruption. est-ce que xam ngeen ne Sénégal li tax Sénégal ndóol ñi gas Sénégal bëgg koo suul ñi nërmeel Sénégal ñu ngi ci biir Sénégal mooy fonctionnaire yi nga xam ne dañoo nekk ci ay position de rente nekk ci gouvernement bi di foye alalu réew mi di sàcc alalu réew mi. yéen ñi taxaw fii ku nekk xam na ne enseignants yi ñoom moor bu Touba Mbul nga xam ne ay enseignants lañu ku nekk xam ne ne yéen du ngeen tabax R+4 parce que seen salaire permettre leen. tey jii sénégalais yi nga xam ne ay fonctionnaires lañu ñu leen di gis
ñuy sàcc alalu réew mi et di fooy alalu Sénégal dem na sax ba ci wàllu Covid bii ñuy wax Macky Sall 75 cas la ñu amoon 75 cas mu décrété couvre-feu tey ñu ngi ci 350 na décrété couvre-feu na ko décrété xam nga loolu lu muy wane mooy ne ba muy jël décision bi jëlul décision bu baax et ça je l'ai toujours défendu wax naa leen nee naa leen xoolal magum 80 ans mu di Serigne Mountakha Bachir daf ñu jox ñun leçon nous la jeunesse parce que biñ ne ko tëjal dafa bañ ne leen lii nañu àndandoo xeex ko kon àndandoo xeex jàngoro ji mooy la solution waaye du woon tëj nit ñi bay mu tëjee nit ñi dafa génne 1000 milliards est-ce que tey génne na 1000 milliards moonte tey lañ ko gën a soxla mais du ko def parce que amu ko fa mu doon lebee leb naa lebal leb bañ ne ko adada dootuñu la lebal ñun d'accord nañu sax d'accord nañu nga leb jënd ginaar mu daal di nen nga am ay cuuj ainsi de suite xam-xam mooy liggéey réew xam-xam ak gëm sa bopp mooy liggéey réew kon